mooy Modou Diagne Fada mu ñëwaat ci base fii nii muy ndëri mu am image boo xam ne da koy refléter kon tey bu ñu jiitee ay jeunes am amuñu leneen lu dul copier ci moom gën koo dal gën koo mën a gën a doxal comme ni nga ko bëggee kon confiance boobu noonu tey mu ñu koy jox ñu koy gérer pendant 7 ans xaw 6 ans ñu ngi fiy nekk dañuy gën a taxawaat gën a takku gën a téye dañuy nuyoo nag du nuyoo koñ bi parce que fii laa juddoo fii laa màggee am na ñoo xamante ne ba ma nekkee fii ba léegi ñu ngi may tette ànd ak ñoom ñu mel ni ñoom Ami Gadio ñoom assistant di ne sama waa kër ñëpp maa ngi leen di nuyu. du nuyu imaamu quartier bi notable bi imam Ndiaye ñu ngi leen nuyu Elimane Fall délégué de quartier bi ñu ngi koy nuyu. parce que dafa baax tam bu ñu nekkee ci koñ bi war a jël parole faaw ñu sant waa koñ bi ndax tey ñooy suñu sag bu ndëri demee ba taxaw ba ñëpp di ko tudd koñ bi am na ci wàll. di nuyu femmes yi yëpp réseau ànd dooleel ndëri bi. di nuyu jeunes yi yëpp yi nga xamante ne ñu ngi jàpp ci combat bi depuis boobu ba léegi di nuyu nag suñu alliance bi ñu tissé muy waa mouvement Benno bi muy ñoom Alpha parce que tey mënumaa wax te du ko tudd ndax tey ñoo bokk alliance bi day baax ñu tudd ko. wax ci nag dañ koy tënk waxoon naa ko keroog ba ka ministre am ba fi ministre ñëwee xam nga politique sama mbokk jeunes yi dafa am nu ñu ko baaxee di ko interpréter. politique day jot ñu ne non man duma campagnal Macky Sall parce que dund bi dafa cher du ma jege Macky Sall parce que dafay bàyyi lépp mu jàll man leen daf leen dànk nag ndax campagne contexte la campagne locale dafa am campagne législative dafa am campagne présidentielle dafa am ndaw nag dangaa mën a jàngat ci campagne bu nekk lan mooy enjeu bi te ñëpp nangu nañ ni ngi enjeu bi France bii nga xamante ne moo ci jiitu rek démb wane na ko tey France ba ñëwee tag li njëkk a lijjante opposition bi yàlla bu dogaloon FR nangoon ko mooy Front National kon au lieu ñuy nekk di toppatoo seen dëkk ay problème nañu tindi premier ministre bii lañ fi nekk kon loolu suñ démocratie yi nga xam dañoo nekk di nekk ci prospérité loolu baaxu ci. bi ci topp mooy dama koy wax waa yeew yi chaque jour man leen borom kër bu ne day xeexal doomam day nangoo wone doomam Ousmane Sonko mënul nekk chaque jour ñoom ñooñu ñëpp di def propagande yeew yi kenn nekku ci candidat bu éligible du Ousmane Sonko du Khalifa Sall du Déthié Fall du keneen ak keneen ay ñoom Bassirou Diomaye Faye ñoom ñëpp nekkuñu ñoo xamante ne tey ñoom ñoo fay teewal waaye mais ñoom bu dee dañoo bëgg askan wi dañoo fonk askan dañu war a wone seen siégeants yi nga xamante ne ñoo war a siéger à l'Assemblée nationale. parce que tey jeunes yi nga xamante ne ñooy daw gauche droite mais nañ ñu wax kan la ñuy voter seen liste. parce que ñoom nawloo ñu bëgg a yóbbu assemblée di ñu ko imposer je crois que loolu dafa war a nekk benn jàngat parce que man dama jàpp ni nit boo nee votel ma diw da nga koy wax diw moom mooy kan te yàlla dafa dogal bennoo quel que soit contexte bi quelle que soit situation bi ñëpp xam nañ kii Mimi Touré ñëpp xam nañ kay mooy Amadou Ba ñëpp xam nañ kan mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñëpp gis nañ taxawaay bi kon ñooñu ñun mënuñu fi nekk naan leen ñii bu ñu demee assemblée parce que dañoo wane seen preuve si seen parcours bi. su ñëwee ci département bi fii keroog maa ngi koy wax tey man mi personnellement Souleymane su ma takkaatee sama ndigg ñëw jàppaat ci combat bi gannaaw yàlla ndëri la parce que nit nag booy dox da ngay am kilifa te yàlla dafa dogal ndëri mooy suñu kilifa mooy suñu référence tey jeune fille yi fi toog ak jeune garçon yëpp gannaaw yàlla ndëri moo tax ñu seere ndëri nag bu ko waxee waxu ko parce que jëmbale ko ñor waxu ko parce que département bee ko ñor mais da ko wax parce que enjeu yi ñoo bëri bi gën a nekk enjeu te mu nekk fierté doomu yëmbal yi mooy wax naa ko keroog Macky Sall ba mu tàndee ñaari député dafa pare ne ko sa mandat jeex na ñaari mandat muy suñu papa Demba Ndiaye dafa jëlaat doomu yëmbal muy Cheikh Mbacke Ndiaye tegaat ko ci kanam am na waaye yeew yu dugg ci kër yi naan ay suppléant la nekk dañoo juum gis nga nit bu ko bañal li mu def Macky kon tey dafa honoré yëmbal dafa baaxaat ñu delluwaat sagalaat ko mooy lan ñu xool carte gi nga xamante ne moo am marron beige bi am fas bi bu bés baa ñu jël ko dugal ko voté ñun nag xarabuñu kenn mais dañuy wax réalité fee yi yeewi du liste bu baax bi ci raison yu bëri doo xamante ne xëy na temps bi daf ñoo tënk mais mënoon nañ fee débat ak ñoom. te di ci wax ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp. merci beaucoup de la coopération. s'il vous plaît monsieur le ministre Amadou Hott. monsieur le ministre jërëjëf et bienvenue à Yeumbeul ndaxte boo duggee fii nekkoo ci terrain inconnu
ndax li ma la wax démb si heure bi mën na ko waxaat tey mooy il y a quelques jours monsieur le maire Mansour Sow avait fait une mobilisation pareille démb encore monsieur le maire Mbaye Dièye def na mobilisation bu ni mel tey monsieur le maire Ndari Aïdara def également mobilisation bu exceptionnelle bu mel nii kon dafa mel ni fi nga tegoon sa tànk jéego yi nga doon dox pour que ñu dellu si ñëw ci liggéey bi je crois que mbir mi joxe na ces résultats escomptés kon tey ñu ñëw en tant que directeur de campagne de l'honorable député Cheikh Mbacké Ndiaye coalition Benno Bokk Yaakaar tànn doomu Yeumbeul boo xamante ne comme ni ñu koy waxee musul demandé dara musul xëccoo dara lu mu mën a doon tey président def choix ci moom ñun ñëpp ñu war a mobiliser jox président une victoire écrasante au soir du 31 juillet waaye jox ko aussi en tant que doomu Yeumbeul yàlla dogal nag mu juddoo ci dëkk bi waaye juddoo fii nii ñu nekk tey juddoo ci koñ bi yaroo fi màggee fi wax dëgg yàlla jàngee ci dëkk bi également ñu investir ko mu ñëw tey ñu war a jàkkaarloo ak nit ñi je crois que loolu lu am solo la te lu ñu mën a yaakaar la mais damay def témoignage bu gàtt ci monsieur le maire Ndari Aïdara bi ñu fi indi monsieur le ministre Ndari nekk na un jeune bu utile à sa population seede yi ma si mën a yokku mooy monsieur le maire Ndari Aïdara dañoo dem 2014 élection yàlla def liste bu mu présenté woon jàllul ma nekk ci bopp commune bi mu fekk ma ci commune bi mu ñëw ma recevoir ko ñu toog waxtaan mu ne ma dama amoon yéene pour dëkk bi yàlla yow la tànn ma bëggoon li ma am comme expérience ak li ma amoon comme yaakaar ma teg ko ci sa loxo ñu ànd liggéey pour dëkk bi jëm ci kanam ma nangul ko loolu mu jël ay relation yu ma amoon mu jël ay connaissance am mu jël expérience bi mu am teg ko ci loxo commune bi pour que ñu ànd parce que loolu wax naa ko waxati ko ci loolu moo ma boolee ak waa Africa Camina ma nekk mission ca Livorno en Italie ñu ne ma da nga dégg nañ ne yaa ngi Europe dañoo bëggoon nga déplacer Italie ñëw fekk ñu Espagne Ndari Aïdara moo ñu boole ma daggal sama bopp billet Ryanair fekk leen à Burgos ma wàcc diggante Burgos ak Madrid nekk na plus de 500 kilomètres ñu dawal seen oto ñëw xaar ma aéroport jël ma yóbbu ma Burgos ndax Ndari Aïdara ñëw ñu recevoir ma à la députation de Burgos ndax Ndari Aïdara discuter ci seen biir ndax moom jël enveloppe bu am solo boo xamante ne mën na jënd ambulance médicalisée teg ko ci table gi ndax Ndari Aïdara ñu indi ko ci population Yeumbeul loolu moo waral keroog ba ñuy def remise officielle ambulance bi mu nekk ci biir nit ñi dans l'anonymat comme ni ñu ko xamee ak yaram ak tegginam dem toog ci ginnaaw chaise yi ma ne ana Ndari gisoon naa ko tout à l'heure ñëwal mu ñëw ma ne ko yow yaa am droit réceptionner ambulance bi parce que su yàlla dogalee commune bi jot ci yow mi yow yaa tax kon ku liggéeyal loolu réew mi soo ko jàppee teg ko loxo ànd ak moom ñëw responsabiliser ko ci sa cabinet def nga loo xamante ne mooy delloo battu ca ndaala comme ni ñu koy waxee waaye aussi responsabiliser nga un jeune boo xamante ne il y a une base réelle dans cette commune il y a une base affective ci biir commune bi bu demee élection def résultat yi mu def yaakaar nañ ko ci moom loolu nag suñ ko versé lee tey l'honorable député Cheikh Mbacké Ndiaye dañuy am yaakaar ne dinañ gagner avec la manière kon nag match bi fin na comme ni ñu koy waxee match bi tas na comme ni ñu koy waxee suñu àndee liggéey li ñu jot a liggéey ci semaine bi boucler campagne bi en beauté il est évident que ñu gagner élection yi avec la plus belle des manières kon Yeumbeul Nord derrière l'honorable député Cheikh Mbacké Ndiaye Yeumbeul Sud derrière l'honorable député Cheikh Mbacké Ndiaye le département de Keur Massar derrière l'honorable député Cheikh Mbacké Ndiaye ñu ànd pour gagner élection yi jërë ngeen jëf merci beaucoup wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ci jiital ministre Hott di ci teg Serigne Mbacké Ndiaye di nuyu suñu leader muy Ndari Aïdara man nag mbokkam laa ci turi ay mbokkam laay waxee mooy naar gi ñu doon xam naa sax dinaa ci sànni ay baat yu néew ci suñu làkk muy làkku naar bi ñu doon راني مسلم عليكم كاملين ماني مخلي راجل ولا امرأة احنا بيضان وماشيين مع ndari Aïdara اللي بوه سيدي Aïdara يرحمه وطالب من عند البيضان كاملين يعرفوا بين ولدهم وعشيرتهم ndari Aïdara
ساكن هون في ينبل نور كان يروح كان يعود عمده يغار ما طاه له مولانا يغار طاه مولانا شكثر من ذاك وندوركم تعاونوا maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di tënk samay wax foofa di wax ne kaddu yi may yëkkati nii li tax ma koy yëkkati diis na ma lool nag ndax dama am ku jege ci man fees sama xol lool bokk ak man lool nekkoon doomu naar di responsable ànd ak ñun fu nekk yëkkati ñun fu nekk yàlla jël ko tey mu nekk tiis bu mag ci ñun naar yi waaye ñu koy sant yàlla ndax ku jeexal rek dem ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm loolu moo waral sax tey jii jataay bii nii gisu leen fi mël fa yu bëri waaye gisu leen fi ay grand boubou yu bëri tamit ndaxte dee bokkul ak dara kon ñu ngi ñaan yàlla suñu mag jooju yal na ko yàlla yërëm te jégal ko li ma leen di xamal daal bëgg leen ko xamal mooy Sénégal bii ñu nekk nii réew la boo xam ni réew bu benn bopp la lépp lu ko bëgg a xar war nañu xool li koy xar lu mu doon li fi nekk ñu xam ko muy Macky Sall li muy liggéey ñu di ko gis di ci teg suñu loxo war nañ cee mën a dut suñu baaraam bañ koo nëbb nit sax mënta am côté bu négatif kese boo taxawee di waxal nit da ngay wax ni def na lu baax waaye def na lu bon sax boog ñu mën a d'accord waaye lépp daa bon loolu wax dëgg yàlla bépp doomu sénégalais buy dégg nit di ko wax waroo ànd ak moom mañ waxante dëgg Macky Sall liggéey na liggéey boo xam ni wax dëgg yàlla Sénégal ñëpp xam nañ ne liggéey na ba kenn ku nekk mën nga cee teg sa baaraam mën nga cee duut sa baaraam kon nag dañ ko jàppale ànd ak moom Cheikh Mbacké Ndiaye bi nga xam ne moom la ñu investir aussi ci yëmbal nord yëmbal déggal Kër Massar département Kër Massar yëpp naka doomi yëmbal yi jàppale parce que fii la juddoo fii la yaroo suñu jàkka jee nga xam ne man maa koy jiite man maa jiite jàkka ji góor gi yande ngi nii toog sama ginnaaw day wax ni jàkkay VIP la moom toujours bu duggee ci jàkka ji day xool jàkka ji rek daal ni jàkkay VIP la ay ventilo yu rafet a fa nekk moom moo ñu jox lépp lu ñu jënd ventilo ya fa nekk kon tey jii ñun mënuñu lu dul jàppale ko yal na ko yàlla jàppale jox ko ndam et puis maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp borom fas bi carte bi nga xam ne ci la fas bi nekk yéen ñëpp dugal leen ko seen enveloppe ngeen votel Macky Sall ngeen jox ko majorité ndax Sénégal ku fi amul majorité doo liggéey. Merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu xarit monsieur le ministre Amadou Hott di fierté Yeumbeul di fierté banlieue bi di fierté aussi Sénégal ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay di nuyu aussi suñu grand frère suñu xarit monsieur le maire Ndéri Aïdara mi nga xam ne tey moo woote bés bi waral bés bi di rafetlu jataay bi di wax ne lépp luñ doon xaar ci moom dem def na ko ba mu weesu suñ njot ñu ngi lay sant di la encourager aussi yow ak ñi nga àndal ñëpp di nuyu monsieur le maire Daouda Ndiaye di nga xam ne ni moom mooy suma directeur de campagne di nuyu suñu grand frère aussi monsieur le maire Mbaye Dieye bi nga xam ne nii démb daf ñu dalaloon wane boppam ci wane boo xam ne nii bu rafet la di nuyu aussi monsieur le maire Mansour Sow mi nga xam ne aussi jataay bu mel nii am na ko di nuyuwaale suñu bàjjen Ndeela bi nga xam ne moom mooy bàjjenu gox département Kër Massar ñu ngi nuyu aussi monsieur le maire Lay Zoulou mi nga xam ne aussi teew na di nuyu monsieur le maire Lamine Diédhiou di ko sant di ko gërëm aussi ci taxawaayam di nuyu suñu papa monsieur le maire Abou Tall di nuyu la commission religieuse bi nga xam ne aussi mu ngi fii ci Yeumbeul Nord ku ma limul nag maa ngi ku ma tuddul maa ngi jéggulu dafa fekk ne rek temps bi dafa gàtt te kilifa gi fi nekk aussi war nañ ko yóbbante ay baat te dafa am feneen fu mu war a dem ñun nag suñ jëmm amul solo li am solo mooy Yeumbeul li am solo mooy Kër Massar waaye ban nit lañ leen war a tànnal mooy nit yi nga xam ne nii bu ëllëgee fu ñu mënti dem kenn du leen nekk kenn du leen xeeb fu ñu mënti dem kenn du ne xamul li leen war lan la parce que
bu dee liggéey rek bu dee aussi taxawu population bi jarul sax doon député ndax loolu yàlla dogal na ki nga xam ne nii suñu grand frère la di Ndéri Aïdara lu mu yàgg a def la ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm parce que jataay bu mel ni boo ko wootee rek ñu wuyu la dafa fekk ne am na liggéey boo xam ne nii def nga ko bu am solo ñun nag monsieur le ministre dañ lay wax ne nga dalal sa xel ndax nag cin bu naree neex bu baxee day xeeñ lii saf nii xam naa ne moom bu dimanche lu leer lay doon ndax macha allah responsable yëpp ñu ngi sur le terrain am ci taxawaay boo xam ne nii lépp yéene la kon tey comme ni ma koy waxee rek boo ñu facilité lu mel nii du ñu def lu dul sant la gërëm la waaye bettu ñu ci yow parce que xam nañ ne kat nit nga koo xam ne ku dëggu nga nit ngoo xam ne ku am yéene nga kon ñun du ñu def rek lu dul tënk kàddu yi fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne président Macky Sall dafa am yéene ci Sénégal am yéene aussi ci yëmbal bii ñu nekk kon tey jii li ñu war mooy jox ko majorité à l'Assemblée nationale pour mu continuer liggéey bi nga xam ne entamé na ko ñu ngi jégaluwaat encore une fois ci kaddu yi di rafetlu taxawaay bi nga xam ne nii ñëpp ñi nga jëloon yóbbu leen ñu am taxawaay boo xam ne nii taxawaay bu am solo la mënuñu tamit mënuñu daaneel suñuy kaddu te nuyuwuñ aussi suñu grand frère suñu xarit monsieur Matar Diop mi nga xam ne nii aussi mu ngi am liggéey bu am solo boo xam ne mu ngi koy def ci Yeumbeul Nord mu ngi koy def aussi ci département Kër Massar jërë ngeen jëf. salaamaaleykum waa département de Kër Massar ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu mag monsieur le ministre Amadou Hott ma bëgg ngeen may ko loxo bu baax di nuyu l'honorable député sama frère sama xarit Cheikh Mbacké Ndiaye di nuyu kilifa yi nga xamee ne ñoo fi teew tey su ma limee damay juum waaye su ma waxee ku ci mel ne suñu papa suñu délégué Ndiayeen suñu baay Yande suñu imam yi nga xamee ne ñoo fi nekk ak suñu yeneen délégué quartier yi nga xam ne ñoom lañ bokk ak gox bi ñi ngi nuyu aussi sama askan mooy askanu naar xëy na tey yàlla dafa def ne dañu am dëj tey kenn ku bokk ci bureau communauté nationale des Maures sénégalais kenn koo xamee ne dafa nekkoon suñu ginnaaw di ñu jàppale di ñu appuyer yàlla def tey à 13h mu génn àdduna askanu naar yépp tey ñu ngi Pikine loolu moo waral tey Bayani ñëw teewal askanu naar waaye maa ngi nuyu sama mbokk naar yi nga xam ne ñoo fi teew di nuyu aussi tout le comité électoral su ma waxee comité électoral bi dama siy jiital le coordonnateur Samba Demba Ndiaye di nuyu monsieur le maire Matar Diop di nuyu sama xarit sama frère le directeur de campagne Daouda Ndiaye di ko sant di ko gërëm ci kàddu yi nga xamee ne à chaque fois heure bu ñëwee sama manifestation day jël xeetu baax di ko wax ci man di nuyu aussi les 6 mousquetaires xëy na tur boobu noonu suñu ministre Amadou Hott moom moo ñu ko tuddee les 6 mousquetaires su ma ko waxee nag dama siy jiital suñu grand suñu mag président Mbaye Dièye monsieur le maire Mansour Sow mouvement de l'émergence suñu frère Moustapha Fall suñu xarit Amadou Ndiaye ak sama frère Aliou Kébédia ci taxawaay bi nga xamee ne moom lañ am derrière le ministre Amadou Hott di nuyu Lay Zulu mi nga xamee ne moom it xëy na yàlla dafa def ne sama mag la doon àndal temps bu ñu nekkee xale bu ndaw tey mu ñëw assister bokk ak ñun bis bi di nuyu responsable yu fi toog ñëpp xëy na su ma limee damay juum mais su ma waxee responsable damay naan parti bi nga xamee ne moom laa bokk
di le parti LDR Yeesal bi nga xamee ne le président Modiane Fada moom moo ko jiite ki nga xamee ne moo jël kaddu léegi wax ci turu parti bi suñu sœur suñu xarit di Khady Diop la sénatrice kon su ma ko waxee wax naa responsable LDR Yeesal yu fi nekk ñëpp di nuyu aussi les responsables des zones que ça soit Gandiol ak alias Marietou Ben Brak Afia Baba ak ñëpp ñi nga xamee ne lim mu leen tey waaye nag di jeexal di nuyu aussi sama waa koñ ma leen di sant di leen gërëm ci mobilisation bi parce que je pense que depuis 17 heures ba léegi yéen a ngi toog kon sama waa koñ maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di nuyu aussi tamit ñi nga xamee ne ñoom lay ànd ak man suba ngoon guddeeg bëccëg su ma leen waxee loolu damay naan les femmes du parti LDR Yeesal en l'occurrence la présidente Astou Ndiaye ak le réseau ànd dooleel ndëri bi nga xamee ne Mariam Sarr moom moo ko jiite di leen sant le responsable des jeunes Babacar Fall di sant aussi Souleymane Sané ñoom ñi nga xamee ne tey ñooy ànd ak di ñu dooleel xëy na nag damay ñëw tuuti rek ci enjeu yi nga xamee ne mooy élection législative yi le maire Daouda Ndiaye dafay faral di wax dafa mel ne cohabitation bu ñuy wax tey ñun mënuñu ko nangu fii suñu réewu Sénégal parce que tey dëkk yi nga xamee ne ñoo gën a développé cohabitation bu fa amee rek musiba day am boo leen xoolee bërki démb lu xew France xëy na le président Emmanuel Macron gagné na élection présidentielle yi mais boo xoolee tey dana am ay jafe-jafe yu mu war a gouverner tey nag mi ngi mel ne tey nga am ñaari soxna yu jubóowul nga jël dépense bi jox ko aaw bi jël caabi waañ bi nga jox ko ñaareel bi est-ce que foofu añ dana fa am kon tey ñun ñu war a xam ne le président Macky Sall dañ ko war a jox une majorité écrasante au soir du 31 juillet parce que tey projet yi nga xamee ne moom le président Macky Sall am ci réew mi 2 ans yi nga xamee ne moom moo ko dese tey dañ ko war a jàppale ba bu ëllëgee aussi tamit mu mën a yeggali projet yi parce que tamit ku wax le président Macky Sall gis liggéey bi nga xamee ne moom la nekk di liggéey fii ci Sénégal kon tey dañ ko war a dooleel jàppale ko delloowaat ko le département de Keur Massar parce que li nga xamee ne moo xew ci élection locale yi gis nañ ko tey ñoom ñi nga xamee ne ñoo fi nekk dañuy naan 2-0 mais ñun 1-1 lañ gis 1-1 lañ gis kon ñun dañ gis ne élection yii di ñëw incha allahu rabbi dañ koy gagné dàqante ak ñoom nag ba élection présidentielle yi ñu dóor leen 2-1 kon may ñaan jigéen ñi rawatina ndaw ñi nañ ñi nga xamee ne jotuñu retirer seen carte nañ ko dem jëli parce que tamit élection yi élection ndaw yi la dama koy faral di wax jeunes yi nga xamee ne ñooy ànd ak ñun kon may woo toute la coalition de Benno Bokk Yaakaar di wax ne tous les responsables nañu ñaax ndaw ñi ñu dem jëli seen carte ba au soir du 31 juillet ñu sargal suñu ministre Amadou Hott may ko ndam ci département de Keur Massar parce que tey aussi dañu war a xam ne bu yàlla defee ñu am ndam le 3 juillet mooy nekk premier conseil des ministres bi nga xamee ne le président Macky Sall dafay woote. tey aussi yeneen ministres yi fu ñuy siggee ñi nga xamee ne ñooy gagné seen gox fu ñuy mën a siggee aussi tamit dañ fa war a sagal suñu ministre Amadou Hott ba bu ëllëgee mu mën a jàkkaarloog en face le président Macky Sall kon di ko ñaanal aussi tête de liste yi madame le ministre Assome Diatta di ko ñaanal aussi l'honorable député suñu xarit Cheikh Mbacké Ndiaye bi nga xam ne fii la juddoo fii la yaroo nekk doomu yëmbal te amul lenn loo xamee ne mës na ko xëccoo fii ci yëmbal kon Cheikh Mbacké mon frère dañ lay wax ne na sa xel dal waaye yooyu nag ñoom dañuy dem di dugg ci kër yi di wax yéen député bi nga xamee ne moom ngeen ne yëmbal nord la dëkk suppléant la ba ñun ak ñi nga xamee ne ñoo nekk ci coalition bi dañuy duggaat ci kër yi di démentir loolu kon ñu xam ne ki nga xamee ne moom la président Macky Sall investir fii ci yëmbal nord titulaire la te incha allahu rabbi au soir du 31 juillet danañ ko yóbbu à l'Assemblée nationale. monsieur le ministre nag sama askan muy askanu naar ak ñi nga xamee ne ñoo ànd ak man ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. parce que tey aussi tamit dëgg la yàgg nañ def politique
yàgg nañ def politique mais pour une première monsieur le ministre Amadou Hott xëcc ñu def ñu comme un chargé de mission boole ñu ci cabinet kon loolu dañ koy sant yàlla bu baax a baax donc di wax ne aussi tamit na sa xel dal di wax ne monsieur le ministre fii nga xamee ne fii dañ taxaw di yëmbal centre fii ñu taxaw di quartier Chicago fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo fii lañ defee lépp doléance kon bi nag mooy yoon bi nga xamee ne moo nekk nii diggante fële Taliba ba fii Tëli Marin monsieur le ministre waa koñ bi ak man ak ñëpp ñu ngi lay ñaan nga defal ñu si Tëli Karo defal ñu si canalisation parce que tey boo ñu ko defalee rek suñu sax la kon loolu bokk na ci doléance yi nga xamee ne waa koñ bi ak ñi nga xamee ne ñooy ànd ak man wax nañu ko monsieur le ministre aussi di wax ne waa Yëmbal académie foot aussi ñi ngi fi ñu ngi woon fii depuis sànq ba tey di la teeru di la xaar parce que yàlla dafa def ne en dehors de la politique tout le monde me connaît sur le plan du sport donc tey ñu yore club yore un club qui compétit en championnat un club de division régionale muy Yëmbal académie foot donc ñu ngi lay ñaan aussi lépp loo mën a def pour teg ci club bi doole ëllëg aussi yàlla jàppale ñu am fi ay joueurs yu mel ne ay Sadio Mané ay ñeneen ak ñeneen maa ngi sant ñëpp ku ma limul di sant samay waajur aussi su ma waxee samay waajur sama yaay yi nga xamee ne ñoo fi toog di sultana di sant aussi sama soxna aussi di ko sant bu baax a baax parce que tamit nit tey ñun ay homme politique lañ xëy na ay 2 heures du matin ay 3 heures du matin la ñuy dugg suñu kër kon tey bu ñu amee soxna boo xamee ne mën nañu comprendre jàppale ñu aussi tamit te indil ñu benn problème bu ñëwee toog aussi dañ koy sant di ko gërëm donc maa ngi sant sama soxna di sant ñëpp asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. maa ngi nuyu tous les responsables yi fi nekk sànq Cheikh Mbacke Ndiaye lim na leen ñoom ñëpp te ñoom ñëpp gis naa leen yëg naa leen bëgg naa leen bëgg naa ànd ak ñoom liggéey Yëmbal liggéey département de Kër Massar. maa ngi nuyu imam yi di nuyu délégué di nuyu tous les responsables politiques sans exception les anciens maires. Les actuels conseillers, donc des maires également, sénatrices, les hommes d'affaires, les présidents du mouvement, les femmes, les jeunes, ñëpp maa ngi leen di nuyu. di jox nuyoo yu sell nag nuyoo yu spécial sunu xarit sunu jeune frère Ndari Aïdara. Ndari ñu ngi lay gërëm di la sant ci liggéey bi ngay def ci xale yi. ci liggéey bi ngay def ci kër yi ci social bi ngay def ci kër yi ci jeunes yi ci femmes yi ci ñëpp di la ci gërëm di la sant yaa président LDR Yeesal Modou Diagne Fada sama xarit monsieur le ministre maa ngi koy nuyu moom it nga jottali ma yooyu maa ngi nuyu toute la jeunesse damay ne rek élection yi ñu jëm ñi fi jël kàddu yëpp wax nañ ko importance bu mu am te sama yéene mooy te xam naa mooy yéene ñëpp mooy ñu am ñaari ndam benn ndam mooy am doomu Yëmbal nekk député di ñu représenté mooy Cheikh Mbacke Ndiaye incha allah beneen ndam bi nag mooy seen doom seen xarit seen mag wala seen rak le ministre Amadou Hott comme ni ko Ndari waxee léegi ci discours am su jàkkaarloo rek nawle ni moom it mu indi ndam li foofu teg ko ci table bi moom te indi ndam lu rëy lu mel ni élection législative loolu day tax man li ma mënaan ci li ma mosoon a mën ci Tali Karo ma gën koo mën ndaxte man Yëmbal sax gars yi xam nañ ma foofu bu baax Yëmbal sud surtout ci Tali Karo man dama ci gaawoon lool ci Tali Karo te loolu nag amul ku ma doole loon ku dul son excellence le président Macky Sall nekk doomu Yëmbal nekk ministre xarañ ci liggéey bi ma nekkoon ci inondation yi 2019 may xuus ba président gis photo bi di ma tooñ après ma ne ko président na gars yi nee na pour inondation yi wàññeeku
foog ñu def dëkk bi ay tali karo def ci assainissement. président ne ma loolu moom comme ñaan nga ma ko dinaa la may loolu mu may nu 4,5 kilomètres ñu jël tali Thierno Ndiaye yóbbu ko ba mbedd Fass tali bu ngand ko fa jaar xam nga ne foofu liggéey am na ko bu ànd ak assainissement ak éclairage. ñu jël mbedd Gaynde xaw ma nag xam ngeen Yeumbeul Sud mbedd Gaynde fa la nekk mbedd Gaynde nag sama suñu wetu kër la lay jógee dem nag ba Thiaroye man bi ma nekkee xale foofu laa doon dox di dem cinéma Thiaroye di seetaani ñoom Bruce Lee ak film indo yooyu boobu c'est dans les années 80 tali boobu nag léegi dañ ko karo mu ànd ak assainissement. mbedd Charette la même chose président yemul foofu ci projet route des Niayes mu dugalul nu ci 17 kilomètres de tali karo incha allah ci biir Yeumbeul foofu. kon kay man léegi yow ak gars yi fi nekk yëpp ak Cheikh Mbacké li ngeen ma laaj moom lool moom sawar naa ci lool mooy wuti tali karo. wuti tali karo moom fii moom incha allah sunu yàlla may ndam yàlla na ko yàlla may. dama bëgg man ko doon wax sax Daouda Ndiaye monsieur le maire ma ne Daouda yónnee ma benn message nga wax ma tur bi nan la ba fan lay jóg ba fan lay dem ñaata mètre la wala ñaata kilomètre la comme ça man dès demain ma commencé liggéey ci taxaw incha allah ba mu sotti. wax ji nag du bari soo amee député assemblée nationale ku mel ne Cheikh Mbacké Ndiaye dafay représenter non seulement Yeumbeul mais représenter toute la jeunesse du Sénégal. soo amee tam ministre bu xarañ boo xam ne dafa signé ndaxte dafa gagné élection moom mooy nekk foofu ci gouvernement bi di centre Cheikh Mbacké Ndiaye ci assemblée nationale muy mbëkk Yeumbeul bi am ay nuyu bari n'est-ce pas. te loolu nag moom laa bëgg ñu def ci élection yi ñu teel a yeewu teel a wote Yeumbeul Nord bi moom man daal sama xel macha allah nu mu ci dalee maa ngi ñaan yàlla rek mu dalee noonu ci yeneen commune yëpp incha allah loolu moom xam naa opposition fii dafa ndaw fii amatul opposition dañuy gis benn waay rek buy doxal de temps en temps ñëw ma gis ko benn wala ñaari nit muy sarax foofu xam nga pour ñu wotal ko temps en temps nag mu woo benn waay boo xam ne moom fële ci Ziguinchor la dëkk bokk fi sax mu koy indi mu koy defal ay karawaan ndax mu dérégler quelque foule rek pour jéem a wane ne que moom am na leen dëkk amul kenn faale ko fii ci département bi kenn faale ci ko Yeumbeul Sud sax waxuma la ak fii donc li may wax mooy nanu am fulla ak fayda xam lan mooy suñu intérêt am député assemblée nationale am ministre buy gën a taxaw di doomu Yeumbeul di indi ay tali karo di indi ay centre de formation financement bu ñëw mu centré leen formation bu ñëw mu centré fii ci Yeumbeul ñun loolu lañ soxla incha allah ci élection yi te suñu yàlla mayee ndam am naa ci yaakaar maa ngi leen jox nag ñaari rendez-vous wax naa ko démb fële place Grand Théâtre la fa la nekkoon ma ne nag ñaari rendez-vous laa leen di jox waa koñu ñoom Ndari Aidara waa koñu Chicago fii mooy kan Chicago mais nag Chicago Amérique dafa ñaangoon de dans les années 30 mais léegi Chicago nag am nañ Barack Obama moo tax léegi alhamdulilah yàlla fii itam nekk comme Chicago bu Barack Obama incha allah donc ñaari rendez-vous premier rendez-vous mooy en fait ñetti rendez-vous laa leen di jox premier rendez-vous moom moo gën a jege mooy suba dama bëgg jeunesse bi ngeen def mobilisation bu fàttali rek ñu dem fële ci place de l'Obélisque teeru suñu tête de liste nationale wane foofu doole ndaw ñi incha allah surtout ndaw Yeumbeul mooy premier rendez-vous suba incha allah place de l'Obélisque bu nu fa kenn jiitu nag. deuxièmement mooy bëgg naa nag ñu dajewaat fii wala place Grand Théâtre incha allah dimanche ci guddi célébrer suñu victoire incha allah. troisième rendez-vous nag en attendant que ñu wax ma yeneen doléance mooy pose première pierre ñaari tali karo boobu fële nekkoon démb ak tali karo bii incha allah
man nag damay ñaan sunu yàlla mayee ndam tali karo yooyu yëpp xam nga ci lan la dépend kan moo xam ci lan la dépend ci lu muy dépendre non suñu amee ndam incha allah tali karo yooyu ci lu muy dépendre mooy Daouda Ndiaye lii yónnee ma message WhatsApp di ma ko sant léegi mu yónnee ma message boobu su ma yónnee message boobu tali karo yi ñëw suñu amee ndam su téyee message bi nag ma téyee tali karo yi te xam naa ne Daouda moom il est très efficace xam naa balaa may pare sama discours sax mu yónnee message ci téléphone bi macha allah donc yéen ñëpp waa Yeumbeul maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen teyel nu ndari nag parce que jàmbaar na seen 6 mousquetaires yi dafa waxoon démb ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu buur bi ñoom ñooy les 6 mousquetaires du président fii ci Yeumbeul Nord incha allah ñii nag ku ànd ak ñoom amul looy tiit amul looy ragal incha allah kan mooy tiit kan mooy ragal waa boor bële asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim balaa may terminer damay jaale askanu naar bi l'association la communauté des morts du Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen gërëm di leen jaale ci Pape Fall li mu wàcc liggéey yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare ajana yàlla saraxam yàgg seen loxo jërë ngeen jëf merci beaucoup à la prochaine.